ok salaamaaleykum maa ngi tudd Amadou Sadio Diène di infirmier chef de poste bu Parcelles Assainies unité 2 ci district sanitaire bu Thiès di tàmbali suñu interview bi di nuyu suñu médecin chef de région docteur Malick Ndiaye suñu médecin chef de district Mamadou Moustapha Faye di nuyu suñu collègue ICP yi collègue sage-femme yi di nuyu suñu bépp collègue bu nekk di yëngu ci wàllu wér-gu-yaram ci biir Thiès Sénégal ak li ko wër yëpp ndaxte xam nañ ne tey jii ci jamono ji ñu toll nii ñu ngi nekk ci diggante boo xamante ne mu ngi xaw a bëgg a jaaxal ñëpp te fajkat yi nekk ci kanam nekk en première ligne ndaxte tey on parle de Covid-19 le coronavirus mi nga xamante ne feebar la boo xam ne depuis décembre 2019 dugg na ci biir àdduna commencé ci Chine tasaaroo ci àdduna ba egsi ci Sénégal ba ñuy wàññi suñuy benn ñaar ba tey ñu ngi ci ay 130 cas dont 18 guéris 112 nekk en traitement donc mu ngi commencé di ñu bëgg a jaaxal waaye nag yaakaar nañ ne bu fekkee ne fajkat yi taxaw nañ en première ligne comme nañ ko yàgg di defee nga xamante ne yàgg nañoo sonn ngir askan taxaw di faj askan tey lañ ko gën a soxla donc ñuy soññaat suñu bopp di soññaat bépp fajkat bu mu mën a nekk ci Sénégal xam ne ñun tey ñoo war a nekk en première ligne ñoo war a taxaw suñu askan aussi ñoo war a édicter les bons comportements afin que suñu population mën a épouser li nga xam ne moom le ministère de la santé à travers le ministre El Hadji Diouf Sarr et toute son équipe prôné à ce que ñu mën a xeex Covid-19 bi donc si loolu ñu gërëm Thiès TV ak à travers groupe de câblage bi nekk Thiès si li ñu yombalal ñu mën a jokkoo ak suñu askan nga xamante ne tey jii l'heure est à la communication à la sensibilisation à ce que ñu gën a mën a renforcer suñu comportement yi mais vraiment adopter ko de manière à ce que ñu mën a xeex le Covid-19 ñu xam ne feebar bii ñuy xeex c'est une maladie manuportée maanaam lu ëpp ci loxo lay jaar ginnaaw contact direct ñu mën a am maanaam kuy sëqët kuy tisli nga xamante ne gouttelette salive yi mën na ñëw tasaare ñëw ci moom mu noyyi ko mu wàll ko ginnaaw loolu mën nañ ko jàpp si suñuy loxo jàll ko suñu poignée porte yi suñuy oto fu ñu mën a nem rek mën nañ ko yóbbu moo tax ñu profiter encore ci occasion bi wax à toute la population que ne tey jii lépp loo xam ne nekkatul farata ci li ñu doon dox war nañ ko wàññi ngir éviter de rompre chaîne de transmission bi nga xamante ne moo mën a tax virus bi am doole donc lépp lu jëm ci wàllu ngénte takk lépp lu jëm ci ay manifestations familiales religieuses vraiment lépp lu ñu ko war a surseoir comme ni ko président édicté ci état d'urgence bi ak ci couvre-feu bi mais surtout ñu respecter loolu ngir d'abord ñun amuñu doole yi confinement total te bu ñu góorgóorlu mën nañu am ñu egg foofu donc j'en appelle à toute la population ñu fexe ba nga xamante ñu respecter directive yi jóge ci chef de l'État jaar ci ministère de la santé ministère de l'intérieur ñëpp a respecté ko maanaam ñu vraiment ñu góorgóorlu ci couvre-feu bi ñu war a décréter ñu respecté ko mais aussi lépp lu nga xam ne regroupement la lu mën a indi ay nit yu booloo dajaloo mën a wasaare feebar ñu moytu ko li tax ñu tëj marché yi di wàññi heure liggéeyu marché bi di tere yenn yi nekkul lu dul ngir aar suñu askan ba ñëpp amat wér-gu-yaram ndaxte di am doole sax am nañ ay jafe-jafe fu mu toll nii pour xeex feebar bi kon donc ñu ngi ñaan suñu papa yi suñu yaay yi ñun ñëpp d'abord ñu gëm ne feebar bi lu am la mu ngi ci réew mi mu ngi tasaaroo te bu ñu si jógul am matuwaay am solo dinañu mën a faagaagal te loolu la ñuy dawal ñëpp vraiment ñu xam ne nekkatuñu ay cas contact kese nekkatuñu si ay cas importé rek fi mu ne ñu ngi si cas communautaire yi donc maanaam feebar bu nekkee cas communautaire situé ko fan la contagion bi commencé day daal di jafe donc ñu vraiment ñu appeler à toute la population de rester chez eux de vraiment ñu xam ne ñun bu ñu nekkee seen biir kër yi dimbali nañ fajkat yi mais dimbali nañu chef de l'État dimbali nañu ministère de la santé à travers sa politique nga xam ne ñoo fexe coûte que coûte fexe nga xamante ne li ñu am ci Covid-19 bi ci ay succès mu gën a baax ba nga xamante ne feebar bi dañ ko mën a estomper ñëpp delluwaat seen activité ñëpp delluwaat seen liggéey mais en sortie mu nekk njàngat gu rëy si ñun ba nga xam ne ëllëg fu ñu dégg comportement sénégalais mu nekk comportement yu baax ci wàllu hygiène vraiment luy saluer moom la ñuy demander ñëpp que vraiment ñu kenn ku nekk ci sa kër fu waaye dem boo dugg si nga raxas say loxo omo saabu loo nga am nga raxas sa loxo mu set vraiment ñu fexe ba loolu nekk loo xam ne benn systématique ci kër yëpp
ñëpp nañu raxas seen loxo yi fu ñu dem suñu bureau nañ def ay dispositifs yoo xam ne nañ permettre ñëpp mën raxas seen loxo yi bu ñu demee hôpital bu ñu demee marché fu ñu mën a dem bu ñëwee nañu raxas suñu loxo yi si wàllu liggéey bi samay ñooñ fajkat xam naa ne ñu ngi ci mais paaka lu mu ñëw des nañ ko daasaat pour ñëpp gën a góorgóorlu rek ñu sensibiliser la population ñun tamit ñu mën a raxas suñu loxo yi à travers après chaque soin nga xamante ne dinañu mën a éviter vraiment contamination bi di ñaan yàlla bon comme ñu ñëpp ay waay gëm lañ yàlla dimbali ci feebar bi mu yem fii nga xamante ne bu ñu amati benn cas bu bees mais aussi mu dimbali ñi nga xam ne ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi leen tëral yàlla may leen wér ñu delluwaat seen i kër am si seen sago mais le dernier mot pour moi c'est vraiment à ce que tous pour tous et vraiment nous allons éradiquer le Covid-19 Inch'Allah. Merci.